ay site lañ. maa ngi nuyu ñëpp. salaamaaleykum mbokk Kaolack sama papa yi sama nijaay yi sama tonton yëpp ak ñëpp fi toog yëpp dëkk Kaolack ak ñu ñàkk fee dëkk di nuyu sama adversaire bu baax man la Ndoundour nekk écurie Ndargu Ndaw dëkk Jalañ xale top 5 bi. ndar gu mag laa ko kii ndar gu mag laa ko jógee ndar gu mag. da ngaa xamul rek. wala jàppee. da ngaa xamul rek. wala keppee nga xam. boo demee ñu yeb la nga ñëw ma defaral la. voilà merci loolu rafet na léegi licence ak ki nga xam ne mooy Feugeula nañu ñëw licence Feugeula licence Feugeula voilà ah saa yi nee na du ko jox loxo. ah garaaw wiir jaari ndaare am ok salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waaw di nuyu ñu fi teew si salle bi di leen gërëm di sant di leen gërëm di gërëm jimaan di gërëm promoteur yëpp waaw man la licence bu école Adjuma Diouf war a jàkkaarloo nu mu tuddee encore sax Feugeula waaw. asalaamaaleykum waa salle bi yëpp maa leen di nuyu bu baax di nuyu sama père muy père Amdi di nuyu père Adjuma di nuyu sa waay ne lu mu def rafet na trop waaw man la Feugeula bu écurie Mame Ndiambane la samouraay da Sam war a jàkkaarloog licence te bu bis baa du yomb de yow nga xam loolu am na fu ñu jaar na man ak yow xaw ma fàtte nga xaw ma fàtte woo waaw baax na bës man ma liggéey damaa liggéey ba egg si fii nga may bës su ne kon bës la kon doo ma jël yow maa lay may bës maa lay may code bis baa ma lay dóor ba nga bëgg a dee voilà jërëjëf merci waaw des na nag sama gars yi bu leen fi kéegum voilà Cœur de Lion ak Thiat Cœur de Lion numéro 1 ak Thiat bu lew na waaw Cœur de Lion numéro 1 ak Thiat bu lew na waaw soog bi moom ñu ko soxla woon bëri na waaye far na taxaw voilà. asalaamaaleykum man la Cœur de Lion écurie Mame Ndiambane war a jàkkaarloo kan noo tudd sa yow noo tudd moom paa la noo tudd laa man ki may jàkkaarloo sax nu mu tudd ki ma war a jàkkaarloo nu mu tudd ah Thiat ma war a jàkkaarloo Thiat. salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi nuyu ñu teew fii ñëpp di jox ñëpp cër suñu papa yi père Adjuma Diouf père Amdi Fall man kii moom li ma koy wax bëriwul moom ak ay moromam ndax combat bi yàgg nañ koo daw man li may ñaan lenn ret la man dama koy ñaan quoi parce que ñun ay xale lañ te xale mënoo koo jox combat tamit mu jëmale ay at man suñu combat pare nañ pare boo xam ne su doonoon suba sax dañuy arrangé ak bépp décision bu ñu mënti jox mën nañ koo nangu mais tamit lu mu gën a wàcc muy un mois et demi 2 mois tam gën ñoo arrangé waaye tëgg ñu mel na ñun bëgg ñoo jëmale ay 6 mois te amoo droit jël beneen avance loolu tam bu ñu ci mënee jàppale tam nañ ñu ci jàppale waale beneen bi mooy mbër yi fi nekk yëpp man dama leen di jox cër te xam ne ñëpp samay frère lañ amul kenn ku ma ciy joteel wala ku ma ciy xulool wala ku ma ciy mereel ñëpp laa yéene jàmm man bañuma kenn mais Billy Boy la El Gostar daamal daaru borom ñaari nugay voilà jërëjëf merci je pense que ne ça a été très clair et bien défini le 3 décembre ak le 19 décembre ci le 3 décembre ak le 19 décembre foofu la ñuy jëree mbër yi nga xam ne ñoom ñooy bëre le mois de mars c'est très important Yaaw Dial Yaaw bismillah Yaaw Dial ñu ko asalaamaaleykum gannaaw bu ma sant yàlla sant Seydina Muhammad salaay salaam di sant sama ñaari waay di sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom maxi max laa di sant sama sëriñ Ablaye Wade di sant nag le grand promoteur waaw Jibi Sakho di sant nag vie ak sama papa Adjuma Diouf ndeysaan ak manager yi nga xam ne samay papa la ñu ndeysaan ak monsieur le huissier ak jimaan bi nga xam ne moo waral lii grand lay jee nag maa ngi mu démbale woon sa làmb ji
kon am na loo xam ne du sant yàlla la quoi damay ñaan yàlla yéene bu ñu am si làmb ji yàlla na ko yàlla réussiral si daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke alxuraan karim Kaolack ji nag bëri fi ma daf may neex loolu nag ndax tey def naa fi lu ne moo tax tey bu ñu nee yaaw jaaree bëri Kaolack dafay ñëw saan si yaaw te xam nga yaaw moom bu arbitre nee pour moom ay bagaasam du sedd bu seddee si man la bu tàngee si man la en tout cas amateur tant que retard yi bi seen xol sedd guy ay waaye lu may def du ma ko def barke sëñ Bamba. merci yow ñu ngi lay jaajëfal bu baax léegi nag voilà jërëjëf yaawu Modou Lo bu Daaru Mbiteyeen bisimilah ñëwal nga nuyoo Modou Lo bu Daaru Mbiteyeen ñëwal nga nuyoo. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ci salle bi ñëpp rawatina père yi ma fi fekk ak yéen ñi nga xam ne yéen ñi fi oo maa leen di nuyu bu baax. di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di sant waa Daaru Mbiteyeen bu baax di ñaanal Pape Cheikh yàlla na yàlla yokk leeram ci barke Seydina Mohamed di ñaanal sëñ Macky Niass yàlla yàggal ko fi bu baax maa leen di sant bu baax di sant jimaan man la Modou Lo l'enfant chéri de Mbiteyeen Daaru écrit Mame Ndiambane Diom. merci beaucoup Modou Lo trompeur ak 12-7 nañu ñëw trompeur 12-7 boobu moom déjà ficelé nañu ko trompeur 12-7 waaw mbaru jàppandal ah jàppandal production mais trompeur kañ nga ma bàyyi ah attention de bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant assistant bi ñi fi toog yëpp di sant jimaan di sant suñu papa yi ñoom père Adjumo waaw suma gaa yëpp sama mbokki mbëri aussi maa ngi leen di sant sama mag bi maa daal góor ñoom maam góor di sant ñëpp daal di sant aussi Pape Mbaye parce que Pape Mbaye mën naa ni moom sama kilifa la sama lépp la parce que moo ma yar bi ñuy nekk école football waaw di ma yar di ma tette ba ma toll fi ma toll kon tey bu defee lii daa delloo buum ci mboy mboy la rek dëgg yàlla maa ngi moom duñ ñaar kenn la moo tax bu ma fayu benn dërëm sax fu ma woo damay dem parce que alxuraani kenn parce que maa ngi moom du xaalis waaw comme signature la nag xam nga rek face to face ñu gisanteeg suma adversaire looloo tax ñu ñëw waaw xaaral ma déglu ko rek ba xam lu muy wax ma fekk si bés bi. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi nuyu waa écurie Ninki Nanka yëpp man la du set di nuyu Père Laay di nuyu sama grand ndooy ma àndal ak sama rakk yi ñoom Thier ñoom Ismaïla ñoom Yàgga ñoom Souleymane ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu gaa yëpp maa ngi leen nuyu bu baax ñoom Alem bu Tambour Mazor bi yëpp maa ngi leen nuyu waaw di nuyu gaa yi jimaan maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu ñu taxawal combat bi maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm parce que combat bi ñëpp a ko soxla woon man ak moom yëpp dañoo soxla woon combat bi quoi mais yàlla def na fii la taxawee quoi fii nii mais nag li mu doon wax incha allah ci kàttanu yàlla na dëggal boppam taxaw ñu xeex ko bëre ko incha allah waaw. Imaan may ma tuuti rek waaw non demeewul noonu xam moom dafa am lu am solo lu mu wax maanaam ñoo bëggante woon li mu wax lu am la billaay wallaay mais ay dëggal sa bopp moom loolu moom boo ma koy wax xam nga ni ay waxu kacaw kacaw la rek parce que foo taxaw naa la fekk waa bi moom moo ko def sa biir bii dama toj ko. incha allah ci kàttanu yàlla biir bii nii moom moo lay daan ci kàttanu yàlla incha allah maa ngi nuyu sama grand Omar Ndaw nag di koy wax nag am naa combat na si jàpp bu baax a baax incha allah wasalaam tay keer. jërëjëf merci Sa Kajoor Sa Kajoor na ñëw Sa Kajoor aussi mu génn ci victoire bu am solo. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur
di nuyu suñu grand yi ñu fekk ñëpp ci table bi di nuyu suñu papa yi di nuyu suñu ménagère Baye Diop ak Touba Ndiaye Baye Lata ñu def assistance bi man la Sa Kajoor écurie Ocass mbooloo maa ñëw def signature contrat sama digganteeg. non man aw ma préfère non soxla ma kenn damay ñëw rek def contrat ñu xam ne def naa ko waa njàppandal quoi mais après à suivre sëñ Fallou. merci honoré na li nga xam ne mooy contrat am moom nee na amul ku muy laaj loolu am na solo. laa ilaaha illallaah waaw waaw mais kan moo déy booy bi moom ñëw fii d'accord léegi Sa Thiès la ñuy woo bu Ocass jëf jël mbooloo Sa Thiès le tigre de Ocass Sa Thiès moom lion lay bind mais man le tigre laa ko bindee xam nga gaynde mooy buuru àll waaye li segg di def gaynde mënu koo def ndax segg day yéeg dafa sadik waaw kon moom le tigre de Ocass laa ko tuddee. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ñi ngi nuyu champion yi teew fii yëpp bàyyiwuñ kenn ñi ngi bëggee ñëpp di nuyu ñin àndal di nuyu Baye Diop suñu ménageur di nuyu sama grand baylaat Touba Ndiaye bàyyiwuñ kenn ñi ngi leen nuyu man la Sa Thiès écurie Ocass mbooloo jaayëf. jërëjëf jàppandal nag vraiment moom seen i mbir jàppandiku na quoi parce que kuy jox avance bay jox avance mbër yu ñu aj vraiment bëgg nañu xale yi am ci luñ jàpp waaye nag ku ñu aj war nañ koo mën a ajji ku ñu aj war nañ koo mën a ajji te incha allah gars yi danañ ci dox. jërëjëf Amadou Ba nee na danañ wax bañ bàyyi ko dinaa ko woo léegi manageru Lay Ndiomboor anamu ñu xam ne ñëw na manageru Lay Ndiomboor waaw ana bu Boy Saloum manageru Boy Saloum combat bii moom képp koo xam ne wax nañ la xam naa ne taxaw na doo ko gëm parce que combat bi ñi ko soxla te taxawul dafa bëri combat bu doy waar mais ñoom ñaari manager yi sa combat la xëy xoola mën a combat la ñuy nuyuwante seen biir di juboo jàkkaarloo na caméra bi bon salaamaaleykum assistance bi yëpp ñu fi nekk maa ngi di nuyu di remercier waa jàppandal di rafetlu initiative bi ñu def parce que ñëpp xam nañ ne ci mois yu ñu jëm mois tabaski la ñu jël une fortune jox ko mbër yi kon nañ leen siy jaajëfal amuñ seen fay n'est-ce pas à part loolu dama leen di wax ngeen ñaanal sama mbër bi day bëri samedi bii à Dakar Lay Ndiomboor day bëri à Dakar lañ ko ñaanal yàlla defal ko ndam combat bi nag nekkoon na combat bu ñëpp bëgg ba ma ko waxee ne ko combat bi parce que mu ñu ngi ko taxawal ci à moins de 48 heures kon nga war a xam ne waa jàppandal nit ñi amul seen fay te jox nañu loo xamante ne weesu na woon njortu mbër bi lii nag c'est une première parce que c'est la première fois ñu gis lii ñun dañ doon signer licence dans l'informel ñëw nañ signer licence boo xamante ne avec si kanamu huissier ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo toog lii c'est une première kon dañ koy remercier c'est à saluer di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm te jour ba suñu mbër am ndam ci kaw Boy Saloum ku gën a liggéey rek yàlla na nga am ndam bismillah ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñin fi fekk ñëpp di nuyu sunu papa yi nga xam ne bu ñu xamee làmb gannaaw yàlla ñoom la di jaajëfal jiimaan ak gaa yu baax yi nii toog quoi waaw Boy Saloum nag moom presque pare na benn yoon lañ déggante ci combat bi mu ne ma loo def baax na loolu lu ma pare woon la waaw kon daanaka ñun amuñ benn problème Pambay moom suñu nit la di wax ne nag lii gulet mu am fi quoi pour ñu wax ko lii mooy jàppale làmb bu ñu waxee jàppale làmb lii la yéen tey li Macky Sall bëgg loolu ngeen def mooy dajale jeunes yi jox leen ñu liggéey loolu ngeen def te loolu ngeen def noonu lii Macky Sall da ko war a dégg da ko war a yëg ñu jaarale ko ci média bi presse bi jël ko lépp dox ñu yëg ko parce que lii ngeen def mooy jàppale làmb waaw di talal loxo nag njiit écurie yi nga xam ne ñoo fi nekk ci lii nga xam ne moom la ñu waa CNG bi teg ñu tàllal loxo ñëpp jàpp ci ñu dimbale ñu te jéggal ñu xam ne ku boot bukki xaj baw la waaw affaire yi gone la parce que man duma xeex ñee duñ xeex mbër mi duñ xeex kon bu xeex amee supporters yi ñoo xeex
kon loolu ñoo ngi koy njéggalu CNG di ñaan sunu papa yi fi nekk ak mbër yeeg ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ci saal bi nga jàpp ci combat bi ñu jéggal ñu te yàlla tax jërë ngeen def. merci. jàppandal production dafay jàppale lamb ça rime merci léegi dañuy woo Balla Gaye bu Ocass mooy dernier lutteur bi Balla Gaye bu Ocass bu ko defee après nag. onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla julli si Yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama yaakaaru tey ak ëllëg fii ak fa ñu jëm sëñ Koso Mbàkke mu sëñ Muntaxa maa ngi koy sant bu wér di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu population Touba Ndorong Ocass buntu Pikine yëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàcci waaye Balla Gaye Ocass la taalibe sëñ Koso Mbàkke maa ngi signé contrat bi fii maa ngi ñàpp ndal maa ngi ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàcci waaye di nuyu sama géwél bële ragal féete day xañ a wërsëg Demba Thiam maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax jaa ngeen jëf waay. jërëjëf léegi dafa am lu ci dolleeku léegi dañu gis wan booy samp ndënd pour wane na rek ñoom dañuy jàppale ñëpp Cheikh Mbaye mee na wan booy na ñëw présenté wu moom it dañ koy joxaale reliquat mu yóbbaale mais loolu neex na de wan booy ñëw seetaan si rek ñu jox ko avance am na ko xoolal mbër mu la neex waa lii neex na de. bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina seytaani rajim ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant fa ma jóge muy jalañ maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw ñeen nii la mën a demee lii dañ ko fay wane dañ ko fay wane incha allah rabi maa ngi sant kii tamit ndax lii yombul quoi yombul nga ñëw seetaan see ma indi woon bilaay walaay damaa demoon gàlle Papa Sow sama mag laa seeti woon Papa Sow toog këram ñu yegg léegi mu ne mën nañ dem trompo day signé contrat ma yegg si mu woo ma def lii dañ koy sant bu baax a baax di ko gërëm waaw di ko wax nag pare nañ ñun incha allah rabi. kon wan booy bu fekkee ne sa manager mi ngi fi Amadou Bala voilà léegi Amadou Ba na toog Cheikh Mbaye mais dina ko jox avance ñu utal la adversaire bu la neex incha allah rabi nga bëreeg moom parce que loolu moo ci ñor ñu dellu si waat rek di wax ne mois de mars bi le 3 décembre ak le 19 décembre ci xale yooyu di bëre ci la ñu bëgg a génnee li nga xam ne ñoom ñooy bëre le 3 mars incha allah loolu la ñu taxawal. kon du ñu jël nit di ko téye ba 3 mars mais daal ci diggante 3 mars bi ci diggante 3 décembre ak le 19 décembre nga xam ne sorante wuñu ci la ñuy jël ñiy bëre mois de mars loolu la ñu wax te loolu vraiment jàppale lamb la waaye jàppale xale yi léegi nag ale yaa ci des yëngalal xale yi bëgg a seetaan manager yi wàcc ci suuf ñu jox leen seen reliquat